mën a liggéey ci domaine bu mu mën a doon ministre de tutelle am bu àggee ci ministre de tutelle am na koo xamee ni xeetu chef d'orchestre lay doon moom mooy musique bi nga xam ne moom moo war a jàll moom mooy seet naka lañ koy jàllalee bu fekkee ni kii yore tumba bi nii la war a dugalee kii nga xam ne moom moo yore violon bi nii lay dugalee loolu yëpp premier ministre moo ko doon mën a def kooku nag mooy dellu si après ci ginnaaw président de la république xamal ko li mu santaane woon fan lañ ci toll wala fuñ ci tollul Mambay chaque jour conseil des ministres chaque àllarba bu ñu ko génnee ci fin bi lan la ñuy wax ne secrétaire général bu présidence wax na président fan la ñu toll ci liggéey bi mu santoon gouvernement ça veut dire que turu premier ministre moom moo dañoon waaye amoon na poste boo xamee ni da doon nekk diggante président de la république ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ministres yi kooku moo doon chargé wu veiller ci li ñu wooye suivi évaluation wu politique yi nga xam ne président taxawal na ko sauf que ci cas bii li ci am mooy ni président dafa delloo si li nga xam ne moom mooy ci biir charte bi ci biir constitution benn mbir mooy premier ministre ak gouvernement am léegi dañuy dem tontu ci assemblée nationale déclaration politique générale boo ko xasee ba def président moom mooy définir politique de la nation am lu mu ci dénk premier ministre ne ko nii laa bëgg nga doxalee ko lii mooy sama politique bi ma taxawal muy ci wàllu yenn ci ay projets yi nga xamee ni yëkkati na ko wala bu ñuy wax lépp loo xamee ni jëm na ci lu mu móol pour askan wi premier ministre ak gouvernement am ñoom ñoo ko war a doxal mooy politique de la nation boobu léegi bu demee assemblée nationale motion de censure man koy wax sànq am nañ sañ-sañu ne yow premier ministre yaag sa gouvernement liggéeyu leen léegi dañ leen di censurer donc dañ leen di teggi président choisir jël beneen premier ministre ak beneen gouvernement mais président ci boobu mën na moom dissoudre assemblée nationale ça veut dire que loolu moom moo dellu soit ci biir lii di constitution bu réewum Sénégal ça veut dire que benn moment moom dootul nekk ki nga xam ne moom ngay joxoñ ne ni liggéeyuloo kii ñu ngi joxoñ bu boobaa premier ministre lay doon ak gouvernement am moom dina am sañ-sañu ne premier ministre yi ak sa gouvernement dem leen wuy ji assemblée nationale parce que am na lu ñu waxoon ne da ngeen ko waroon liggéey liggéeyul leen ko dem leen assemblée nationale ngeen teg ko ci kanamam assemblée àtte leen assemblée bu ne dañ leen di war a jële foofu ñu jële leen foofu waaye am na sañ-sañu tamit dissoudre assemblée nationale ça veut dire que aujourd'hui ñaari mbir moo ci nekk ci wàllu politique la waaye tamit sur le plan économique bi ni mu ko waxee pour mën a gën a baral mbir yi mais c'est assez paradoxal nga ne man damay dindi poste premier ministre pour mbir yi barul boobu ba léegi nga indiwaat poste premier ministre ça veut dire donc soit on retourne à la case départ ça veut dire que li nga doon def yëpp daanaka sottiwul wala nga jël ko ci wàllu politique kese moo tax nga dugal ko pour fexe am ñoo xamee ni dina am foo leen teg pour bu ëllëgee muy élection législative muy présidentielle mu am benn solo boo xam ne dañ ko am ci wàllu woowu. voilà le député du peuple retour poste premier ministre ak lajjite la ci doxalinu gouvernement bi am nécessité la jamono ji. du nécessité gouvernement bi 2012 ba léegi pratiquement li ëpp ci projet yu ñu teg dañ ci lajj. néew na résultat yoo xam ne am na c'est vrai que nag def nañu ay réalisation comme autopont yi yokkute la jàpp naa itam ñu ngi déglu parce que bi ñu inauguré autopont bi nekk. Yoff booy dem Pikine buntu Pikine. Lobat Fall. laa ni ay dóor la. bu ñu naree dindi situation bi parce que boobu dama waxtaan ay techniciens yoo xamante ne dañu xam bu baax wàllu circulation. ñu ni bu ñu bëgg régler situation wu xat-xatu Dakar du autopont boobu mais autopont ñu ngi koy def ci croisement Cambérène dégg nañu ko parce que annoncé nañu daañu tabax foofu autopont. feeñalaatoon na yu bëri itam ci seen diggante ak Eiffage mi leen xojoon ci ñu bañ a def foofu autopont donc def nañu ay réalisation certes faaw ñu nangu ko mais li échec li laj ji moo ëpp fuuf parce que gis nga daan nañu ko wax Abdoulaye Wade et loolu mooy dëgg tali yi baaxoon na mais nit ñu dund itam lu am solo la tey dund gi fi mu toll Birahim bëgg na am kër keneen ku dul Birahim bëgg na am kër mais xoolal kër ni mu jafee ak kër ni ñu koy séddoo comme petit pain c'est paradoxal dañ koy séddoo comme petit pain te bokk na ci li gën a jafe ci Sénégal loolu mooy wane ni ressources yi Sénégal am dafa am benn minorité bu ndaw. bu koy séddoo def ko ci seen poste ñoom ak seen ay njaboot. ba li nga xam sax dañu am yéene exploiter ko Sénégal te génnagul sax déjà am na ñu koy commencer pàccoo. fàttewu leen xanaa reportage bu BBC. bi ñu waxoon ci ba léegi ñuy laaj suñu ay 400000. suñu 400000 mais yëpp dañu koy bàyyi mu jàll. alal la joo xam ni Sénégal daf ko war a exploiter te exploiter gu ñu ko am ñu ci tedd. ak li nga xam ñu ngi koy exploité tey te mel ni du ci suufu Sénégal la jógee or bu Sabodala bi phosphate bi mais yooyu yëpp bu ñu ko séddoo woon Mame Mbaye Ndiaye tey ndool jóge Sénégal ñi am sañ-sañu jënd fukki hectare
dagg ba mu neex leen jël jox seeni ay njaboot mais bu ñu ko doxoon ci façon bu équitable ndóol gi nekk Sénégal bàyyi ko fi. yëf yi du question poste premier ministre ak mu am fekk mu ñàkk fi am fii képp Macky Sall ku nekk premier ministre itam fa mu joxoñ fa ngay xool daanaka si kim ngay doon. donc mu am ko ak mu ñàkk koo am vraiment posé wul problème ak dundu Sénégalais yi moi je pense li ma jàpp mooy calcul politique moo ci ëpp. calcul politique moom nag la mu xalaat ba calcul ko moom moo ko xamal boppam. mais quant à poste premier ministre ñëwaat ak ñàkk ñëwaat amul solo. bi fi Boun Abdallah Dionne ñëwee en général bi mu fi mujj sortem yi mu mujjoon a def yëpp ay calcul politique la bu ñuy dem ci présidentielle 5 la ñuy àndal bu ñu génnee daañu leen rawee 58,nangam% yi fiy doxee comme noonu c'est-à-dire que yi Macky Sall la mënut a annoncé. moom moo en tant que président de la République moom premier ministre moom moo koy annoncé. comme kudd doo lakk. voilà kudd la amoon xëy na kudd googu mooy delloo soit parce que nag. tension sociale bi dafay gën a métti xam nga mburu bi fi ne kenn contrôlé tu ko. ceeb bi kenn contrôlé. jaayam gerte gi diw bi mënatuñu ko contrôlé. ñemetuñoo dem ci borom boutique yi parce que noggut nañu leen ba borom boutique yi yeewu nañu. maintenant ciment bi dafay yokk. ciment bi dafa est-ce que yëg ngeen loolu. yokk na ciment bi dafa yokk ci fan yii. déjà am na sax grève bu ñuy waaj a def surtout ñi nga xam ne ay distributeurs agréés la ñu ci wàllu ciment bi. fer bi dafa yokk lépp dafa yokk mais loolu mënuñu lu tëb ñu xëpp ko kaw Macky Sall. il faut ma am kenn kuy dox ci diggante bi donc jàpp naa ne calcul politique am na ci man su ma gisoon tey sama grand frère Pape Diogé mu ni dellu soit poste premier ministre farata la dama ko naan ci bonne condition c'est-à-dire vraiment gisuma nécessité parce que yàqul deful dindiwul. kon urgence ku ñu fi teg itam fi mag yi di xool rek foofu ngay xool. kon nañu veiller ci dundinu askan wi. dundinu askan wi nag mënutoon normal fii ak équitabilité amul muy. fexe ba liy génn ci suuf si ñu séddoo boo xam ne si askan wi ci askan wi yàlla baax na leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di waa coalition Yewwi Askan Wi jëm ci fitna gi nga xam ne moom la ñu gis si arène politique bi nee nañu leen sa kàccak te nag charte bi sax li tax ñu ne ñoom duñ ko signé daf fekk ne kon bu fitna di am saa su ne nguurug Macky Sall wala ñaan ndax président Macky Sall si boppam ñooy fitna gi kon nag te charte bu ñu fi mën ci tegit ñoom ñoo koy trahir looloo tax nag wóoluñu benn yoon bi la charte Fatlaye Mbaye Diop lañ si àndal Babacar Mar ñooy cadre unitaire islamique daal di taxaw temm ngir seeti ñi nga xam ne ñoo séq élection yi ngir wax leen jàmm gi nga xam ne moom la ñu bëgg ci Sénégal. heure bu ñuy jëm ci élection. day am ay yëngu-yëngu yoo xamante ni léeg-léeg dina dem ba ci dayoo boo xamante ni. du neex askan wi. nemmeeku yoo xamante ni dañ koy nemmeeku mbooleem way politique yi nga xamante ni ci réew mi. te message bi ñu leen indil mooy message yu jàmm. coalition Yewwi Askan Wi ànd ci loolee waaye nee na nag joxul confiance benn yoon président Macky Sall ngir signer ab charte. nga waxal ñu ko kilifa diine yi na seen xel dal que te ñun coalition Yewwi Askan Wi ci jàmm Sénégal ci loolu lañ nekk. wóolu nañ leen waane Macky Sall ci boppam. wóoluwuñ Macky bay signer ay charte ak moom parce que lépp loo mos a signé ak moom xëtt na ko. cadre unitaire islamique nag ne dina daal di fekk ji acteurs yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu woowee ngir fexe nag ba daal di leen di jottali message bi nga xam ne mi ngi tukkee ci xalif généraux yi doon daal di saxal jàmm fii ci Sénégal. El Hadj gis nañ kon waa Yewwi Askan Wi ñoom it fekk ji nañu Ousmane Sonko ci la mu bañ a signé li nga xam ne mooy charte bi. seen i ay droit la wax dëgg yàlla seen i ay droit la dalal nañu leen déglu nañu leen waxtaan nañu ak ñoom. wax nañu leen lan moo tax signé wuñu ko ay kilifa lañ ministre Habib Sy ak ñi nekk ñëpp ci coalition Yewwi Askan Wi seen sañ-sañ la ñu ni wóoluwuñu ki ñuy seqal léegi ñoom itam waa cadre bi dañu essayé ji waa Benno Bokk Yaakaar man bu ma nekkoon ci ñoom sax di leen conseillé dama leen naan foofu la ñuy jëkki ji Benno Bokk Yaakaar ñoom ñooy dóore ñoom ñooy tas ay meeting ñooy organiser élection ñoom ñoo am police ñoo am gendarmerie ñoom ñoo fi amoon ay nervi ci manifestation yi donc ñoom la ñoo jëkk a jox charte bi bu ñu signé xel dal pour keneen signé xam nga Habib Sy waxul duñu ko signé dañu wóoluwul ki ñu ko seexal muy Macky Sall. donc nañ dem ci Benno Bokk Yaakaar ñu signé. bu ñu waxee Benno Bokk Yaakaar nag pas ñu dem fekk benn Mamadou Mansour bu am benn mouvement bu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar rek. mais leader yi ci boppam. mais leader yi président Macky Sall. président Moustapha Niasse ak ñeneen ñi am doole ji ñu am ci biir ko madame Aminata Mbengue Ndiaye. ñooñu bu ñu signé charte bi xel mun naa dal. mais comme ñooñu signé guñu itam xel day nangu parce que ñuy wax ni duñu n'importe qui Sénégal ay kilifa lañ le fait ñu ni ay homme d'état ñu ni wóoluwuñu Macky Sall
mënoo xëpp ci seen idée suuf quand même. am nañu sañ-sañu fi ñu ko wéer leer am nañu sañ-sañ wax dëgg yàlla. lu am solo alors Birahim ñoom nee nañu dañu wóoluwul ndax nag charte bu ñu fi mën a teg wala bu ñu fi mas a teg it dañu dem ba ci biir Macky Sall ay ñoom dañu ko trahir. ñoom expérience la ñuy waxee. dañuy wax ci ils sont partis de l'existant. mooy gis nañ fi charte nangam charte sangam tey. dañu ko signé woon ñëpp signé ko. waaye ka ko doxalul mooy président de la république ak ay ñooñam am nañu sañ-sañ ci li nga xam ne moom lañ ñu bëgg signaloo ñu saytu ko waaye ñu xool tamit ci wàllu contour ak contenu ñan ñoo ci bokk xam nga tey li ñuy rafetlu mooy liggéey bi CUDIS ak jàmmi réew mi def ci wàllu woowu dinañ dem ci ñëpp ñoom annoncé nañ ko Benno Bokk Yaakaar gox yu bees ànd defar suñu gox toutes les coalitions yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci langue politique bi mais lii ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi wax loolu lu yenu maanaa la mooy li mu fi doon wax c'est-à-dire que booy signé lenn ne ni nañu cesser le feu mais cesser le feu man damay jàppee gis na mbir mi dafa mel ni nga jël diggante Palestine ak Israël ñi nga xam ne ñoom xam lu ñu yore intifada lañ mën def ay xeer lañ yore ak lasper bu ñu yoree yenn saa ay roquettes yoo xam ne bu ñu ko naawalee sax ñu daaneel ko du àgg ci Israël ñeneen ñu yore lépp luy armement loo xamee ni mën nañ dal ci kaw Palestine nu mu leen neexee muy Israël c'est exactement la même chose ci mbir mi mooy tey Israël xam nga ñan la mooy le gouvernement mooy le régime parce que ñoom ñoo yore tout ce qui est puissance militaire tout ce qui est ci li ñu leen waxee bokk wala ñu leen tuumaal am nañu ay nervi am nañu ay nit ñoo xam ne dañuy yore ay fetal ñoo xam ne bokkuñu sax ci police ñoom ñoo yore police ñoo yore gendarmerie donc ñoom ñoo yore la force ka ñuy jàkkaarloo lan la yore ay lasper ak ay xeer la yore léegi neel ki nga xamee ni moom moo yore ay gànnaay yu diis na wéer gànnaay yi ba nga xamee ni ku yore xeer yi wala ku yore li nga xam ne moom mooy ay lasper moom pour mu wéer gànnaay yi mooy gën a yomb ci moom parce que daanaka amul lu mu mën a jëflanteeg mu jàkkaar lool waaye boo ñëwee ci ki nga xam ne lance-pierre la yore ak ay xeer nga ne ko dakkalal sa xeex bi te kële nga waxu goo ko dara day indi lu ñu woowee peut-être jiixi jaaxa ci seen xel li Sonko waxoon démb moom la tey ak constance lañ ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi wax mooy d'accord nañu ci jàmm day am jàmm moom la ñuy dox ci la ñuy dox te loolu la ñu wone waaye ka ñu jàkkaar lool rawatina ki nga xam ne moom mooy régime bi mais na kooku jiitu ci wàllu jàmm jooju te comme ni ñu koy waxee qui veut la paix prépare la guerre ñoom dañuy jàpp ni équilibre de la terreur mënu fee am parce que ka yore gànnaay yi moom mooy ki ñu jàkkaar lool maintenant CUDIS ak jàmmi réew mi nañu continuer seen bâton seen doxu jàmm boobu ñuy dox dem ci ñëpp parce que nag dañ cee am benn mandat boo xam ne ni kilifa diine yi ñoo leen ko jox. ay ci ñaar du jëmale ci fitna gi nga xam ne dañu koy teg jigéen na ñetti junni ci ay cas ñu enregistré ko diggante janvier ak juin 2021 boutique de droit bi ñooy ni xamle loolee nag tiital na lool nag candidat bii di Soham Wardini moom moo ne sañ jàpp ne moom rek moo nekk jigéen ñi ab candidat fii ci diwaanu Ndakaaru ngir nag toogaat ci mairie bi te nee na sax loolee sax moom it gis na mu koy dundee si digganteem ak góor ñe muy buuxanteel te dana def kéem kàttanam ngir nag sampuwaat caisse d'avance ba nga xam ne moom moo nekk ca mairie ba nee na moom nag mu ngi tubb moonte rek caisse d'avance boobee moo dugaloon Khalifa Sall ba ñu jëlee ko ca mairie ba nee na mu ngi cay tubb te yor na këyit yëpp yu koy firndeel te nag bu sa tubbee dafa fekk ne kon xeexum mbas mi moo taxoon mu tubb ci ñu teewlu ay kàddoom moom Soham El Wardini neex day dime ndaw xam nga caisse d'avance nit ñi moom buuju jàmm te fu ñu la mën a sonalee rek waxuma ko ci mbedd bi de conseil municipal la sama benn ndaata ko jóg ne ma yow dangaa jël ci caisse d'avance bi danga cey jënd ceeb xam nga kooku mi ngi bëgg a indiwaat la xewoon la ñu naan ci tubaab remuer le couteau dans la plaie ñëw di waxu caisse d'avance bi rubrique dépenses diverses la dañ koy voté conseil municipal bi moo koy voté autorisé maire bi mu utiliser ko ba nga xamee ne Covid bi ñëw na président de la république daf génne benn décret ne na ngeen réaménager seen budget yi ndax ngeen mun a def dépenses yi ñu war a def yëpp état bi jënd na fi ceeb man lu tax duma jënd ceeb jox population yi lu tax duma dimbale hôpitaux yi jëndal leen ay produits lu tax duma jënd ay machine ay yii pour équiper ay respirateurs ak yooyu yëpp mais loolu laa def
ñu àddu jëmale ci mbiru Kabirou Mbodj cax nag ay associé mu mel ni kon partie civile bi jamono ji nee nañu dañuy interjeté appel gannaaw nag 5 milliards yi ñu sàkku ne ab amende juge bi mënees nañu jàpp ne kon koppar yooyu dafa néew lool wuuteex 20 milliards yi ñu doon laaj patron bu war yi dañu ko daan 2 ati kaso wala sax 2 at yu nga xam ne nii juróom-benn weer yi képp la ko caabi di féete ginnaaw ak amende bu toll ci 5 milliards loolee lañ ñooñee jàpp ne kon dañu ko xepp Ndeye Khady Thiam Tall lañ si àndal. 2 atu kaso bokk na ca juróom-benn weer yoo xamante ni da koy tëdd ak 5 milliards ci suñu koppar ci ndàmpaay yu mu war a nag daal di jébbal ñi ko porté plainte loolu mooy daan bi ñu teg ci kaw Kabirou Mbodj muy njiital Wari loolu nag ginnaaw bi nga xamee ni ñooñu mu doon liggéeyandool daal di nañu ko yóbbu ca kanamu yoon moom am d'affaire bi nag ñu daal di ko rek condamné ci abus de biens sociaux loolu donte ni sax ay avocat wam daal di nañuy jébbaloon ab bataaxal njiitu réew mi ngir nag daal di ko rek xamal ni procédure yi maanaam doxalin wi dafa am nag ay njuuj njaac yu ci laxas loolu yëpp ngir nag daal di ndërmeel seenu client moom sax Kabirou Mbodj ci benn sortie médiatique ba mu defoon mi ngi doon xamle ni njiitu réew mi daal di wul jël nag ay mesures ci conséquences yi nga xamante ni ñoo tukkee ci daaneel gi ñu daaneel war yi te tey ji ay junni emploi daal di ci yàqoo donte ni nag daal di nañu ko teggi daan moom Kabirou Mbodj waaye ñi di partie civile bi ñoom nee nañu duñu wàcce seeni loxo ndaxte dinañu interjeter appel bu ñu sukkandikoo ci maître Seydou Diagne mi avocat wu partie civile boobee ndaxte kat jàpp nañu ne 5 milliards yi ñu leen dampee dafa tuuti loolu bu ñu ko méngatleeg 20 milliards yi ñu doon sàkku ci ndorteel li Ibrahima noo jàngatee mbiri Kabirou Mbodj. man damay dellu si un peu derrière su ma koy jàngat mooy Sénégal tey dafa am loo xamee ni dañu ko war a def mooy sàmm ñi ñuy woowee ay nit ñuy liggéey di indil liggéey yeneen nit je m'explique mais ñu ngi fàttaliku Cheikh Tal Dioum duñ ko daan wooye lan Golden Boy il est toujours là yàlla na suñu borom yàggal ko fi ñu ngi fàttaliku ku ci mel ni Boka Samba Dièye ci lu mu doon liggéey ci wàllu ceeb bi di ci jàppale tamit ay nit Bougane mi ak Johnny ba fii nii sax mën nañ jàpp ni am na loo xamee ni ñu ngi ko koy xeexee peut-être dafa dugg ci wàllu politique am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamee ni comme ku mel ni tey Kabirou Mbodj doon ay doomu réewum Sénégal yore ay entreprise ni ñu koy waxee reyante ba ubbi entreprise boo xamee ni di ci liggéeyloo ay milliers de personnes da ngay xëy benn bés avec une complicité de l'État yooyu la entreprise daanu yooyu la ñuy woowee ay Golden Boy le cas de Cheikh Tal Dioum daanu wala am ay jafe-jafe Bara Tall également on lui a fait c'est-à-dire que très souvent lan may am dañuy jël benn prétexte politique wala benn prétexte économique pour daaneel benn doomu réewum Sénégal goo xamee ni la ngay def lan la mooy liggéeyal sa askan fexe jàppale sa askan c'est ça qu'il faut aujourd'hui combattre et pour cela il faut nécessairement que gouvernement bu fi mën a nekk régime bu fi mën a nekk am ñoo xamee ni ay doomu réew mi lañu doon ay privé ñu mën leen a jàppale ba nga xamee ni état mu ngi koy wax chaque jour état du moom mooy joxe ay emploi xam nga état lu muy def créer les conditions pour que ay entreprise mën a juddu ay nit mën a créer ay emploi pour mën a résorber li nga xam ne moom mooy gàppu chômage bi nga xam ne moo fi am et ça ne date pas d'aujourd'hui je le disais tout à l'heure Bara Tall Cheikh Tal Dioum ki nga xam ne moom mooy Kabirou Mbodj tey avant lui il y avait également Boka Samba Dièye ak yeneen i tour yoo xamee ni ñu siiw lañu ñoo xamee ni ñoom ku ci nekk am na loo jéem pour sa réew waaye sa réew bu ñuy demee ba war a xeex sa réew wan la ginnaaw sa gouvernement wan la ginnaaw sa état wan la ginnaaw alors que la ngay def du sa poche donc lay dugg mais mu ngi jëm également ci ay milliers de familles de manière générale il faut nécessairement ñu xool yan conditions la ñuy mënee sauvegarder ces entrepreneurs là du privé sauvegarder seeni affaires ba nga xamee ni ñoom dañuy nekk di jàppale état bi dañ ko mën a continuer pour le cas de Kabirou Mbodj je pense que c'est très dommage pour mën a satisfaire beneen clientèle nga am loo foqati ci koo xamee ni doomu réewum Sénégal la doon liggéeyloo ay sénégalais yu dul jeex nga def ko Kabirou Mbodj def nga ko Bougane Gueye Dany ci Johnny def nga ko keneen ak keneen ak keneen ci bopp ba léegi il faut nécessairement que nguur gi di dellu soit xelam ne ni ku ma war a soutenir mooy d'abord sama doomu réew avant may dem ci keneen ci lu wér ndax lii dina encourager sénégalais yi nga xam ne am nañu tuuti koppar pour ma bëgg investir fii ci réewum Sénégal mais daañu investir mam parce que nguur benn continuer wu fii ana ñu fi Ablaye Wade xeexoon ñu ngi dund ba léegi après nguuru Ablaye Wade bari na ñu fi Macky Sall xeexoon wala nguuram mbokk
te ba léegi ñu ngi fii di résister mais du tee dañuy continuer di dénoncer ce qui se passe c'est-à-dire que Kabirou Mbodj juñu naa ko sànq ci début bi benn doomu Sénégal bi commencé wul ci dara koo xam ci nen nga commencé mais ci wàllu idée intelligence fi jamono tollu tey intelligence artificielle transfert d'argent lépp ay chiffres la boo ci waxtaanee ak ñiy liggéey ci wàll boobu ñi nga xam ne am nañu connaissance ci banque comme ni ma ko juñee sànq xaalis ngay jël fay ñu jaay la ay chiffres ci sa compte ñu am compte Wari xam nañu ko ñu am compte Joni Joni xam nañu ko ñi doon def transfert d'argent xam nañu ko gis nga Orange Money indiwul lu Joni Joni indiwul lu kii indiwul Wari ñi fi des nii Wave gi indiwul ñi fi Joni Joni indiwul tey boo demee ci plateforme application bu Wari wala nga dem application bu vite fait bu Joni Joni amagul application bu ko gën a sophistiqué bu ko gën a gaaw bu ko gën a complet ci par rapport ak li Sénégalais soxla. ci fay ay factures ci yónnee dépense ci jënd ordonnance ci fay yeneen marchand ak yu mel noonu mais lan moo tax ñu daganal existence Wave ak Orange Money parce que duñu ay Sénégalais dañu soxla transfert d'argent bii def ay milliards chaque année ay doomu Sénégal moom ko ay doomu Sénégal di ci liggéey. mais man du ma blâmer kese gouvernement bi damay blâmer Sénégalais bi ci boppam. Kabirou Mbodj laata gouvernement di am ci moom wala ñeneen di am ci moom loxo ay partenaires am ñi mu doon liggéeyandool ñu ko gën a jege ñoo ko jëkk a trahir ñoo ko jëkk a coup. wax na ko démb. et noonu la arrivé même Joni Joni tey Bougane ñi muwul taxaw di la wax ne la ñaata ci ñi mu doon liggéeyandool ñoo détourné xaalisam. ay c'est-à-dire Sénégalais bi lambda moo séyewul ci jàppale nattangoom Sénégalais di tedd ci teraangam ñu bokk teddandoo ñoom. mais jëlal Ablaye Sylla jëlal Cheikh Amar jëlal. voilà ba ci Arona Dia mi nga xamee ni dafa mujjee dem ba fële ca Burkina Faso. nga xamee ni daanaka c'est le premier moom mooy. le monsieur poisson du Burkina Faso. parce que am na situation yu mu. nekkoon ci Sénégal te mënu ko woon am. Pierre Goudiaby Atepa am na benn période. dafa délocaliser li nga xam ne moom mooy entreprise am yóbbu ko ay Guinée équatoriale ay yeneen ak yeneen. Baratal néew na ne ni damay jël samay entreprise yóbbu ko Gambie ak ñeneen ils sont nombreux ces Sénégalais yoo xam ne ay entrepreneurs lañu di jéem a liggéey ci seen réew régime sur le plan politique wala sur le plan économique bundu xataal leen ba doot ñu xaj seen réew ñuy dem ci yeneen côté société ñu yàqal leen mais il faut nécessairement nag loolu ñu dellu si ci xam ne d'abord moi je préfère dooleel ku ci mel ni Mouhamadou Mansour Diop parce que c'est un Sénégalais ubbi na ay entreprise mu ngi liggéeyloo ay doom réewum Sénégal mais déjà tu règles un problème social mooy ni ñiy wax naan liggéey amul fexe nga ñu ubbi ay entreprise yoo xamee ni liggéeykat yaa ngi dem di liggéey waaye boo tëjee ay entreprise wari tëj nga ko mu am ay jafe-jafe combien de personnes étaient des pères de famille mères de famille Joni également la même chose ak ñeneen il faut mu am luy mën a sécuriser les entrepreneurs sénégalais mais pourtant le président dans sa politique lu muy wax mooy partage boo xamee ni dañuy gën a privilégier le privé gis nañu ko ba ci wàllu gestion wu gros porteurs yeeg yenn ci ay zones industrielles nañu privilégier le privé mais privé boo xamee ni da ngay jàpp ni bu ma duggee sama réew def fa dara ñu yàqal ma ko mais je préfère aller investir ailleurs mais boo investir ailleurs foofu ngay créer ay emploi foofu ngay yokk ay richesse alors que fii nga waroon a créer emploi yokk ay richesse ñi fi nekk ku liggéey day dajale kopparam yóbbu xoolal tey ICS jox la benn exemple ICS production indien yi bu ñu la waxee ni mu toll da nga naan déedéet chaque jour bu ñu exploité bu ñu gasee suuf si ba noppi yàq ko ba noppi am na ay benn xeer yi ci doon génn mooy xeer bu xàll bi weexul ñuulul am na lu ñu koy woowee maa ngi fàtte tur bi dafa yomboon bu njëkk mais camion yi livré dafa cher parce que nee nañ ci côté construction mu gën cher boo waxtaanee ak entrepreneurs yi tabax donc Sénégalais yi commencé di ko découvrir di ci bàyyi xel mais même ay Sénégalais yi liggéey ak Indiens yi ñoo ko soufflé Indiens yi ñu soufflé ko gouvernement bi ñu jëlaat doj boobu laxas ci xeer ba tey camionneurs yi nga xam ñoo ko doon toj di ko yabaat di ko jaayaat Sénégalais yi ñu laxas ci jaan boo xam maintenant Indiens yi dañu leen tegal benn machine boo xam nee nañu dañuy comptabiliser directement pour informer ministère de l'économie et des finances ci camions yi génn ci carrière boobu noonu béton yi nga xam moom la yëpp di ko jaay Sénégal yi finalement nga naan
Sénégal yi fi mu doon fortaatu ñetti dërëm maintenant étranger bu moo ko naan dërëm nga foog a am wala genn wàllu dërëm étranger bu moom bu ko neexee liquidité am lay génne fii ni mott ak moom mais loolu Kabirou Mbodj Bougane Gueye Dany Lamp Fall Cash Lamp Fall Pay bi mbàkk yi fay moomoon yooyu xool comme même mbàkk yu fay mbàkk yi fay xoolal ñu sonne ak 75 ans yooyu tey mam bu fekkontoo ni dooleel nañu leen est-ce que ñun dinañu soxla ay Wave est-ce que ñun dinañu soxla ay Orange Money parce que bu dee côté application am na fi bu fekkee yow tey yenn problème la ñu mënoon a régler gouvernement bëggoon a dimbali ay opérateurs mën nañ dem sax ba am na yenn salaire yoo xam ne sax mën nañ ko régler ci application yooyu te du poser benn problème et am na ci entreprise yu ndawaan yi nga xam ne ay petites et moyennes entreprise lañ am na ñoo xamante ni bi après boo demee ba ñu confirmer la dañ lay virer sa xaalis par Orange Money donc yooyu ay société la yoo xamante ni bi Sénégal moom ko moo nañ ko dooleel te Kabirou Mbodj kaawam bii nii ñan la amal problème dafay laaj nga gëstuwaat ko maam xam nga ñan la amal problème ñi nga xam ni dañu amoon xaalis ñëw jënd ay chiffres maanaam man sama xaalis mu ngi wari parce que amoon naa point wari mais jaraluma ko man sama xaalis mun a nekk joni donte woon ne benn junni la noonu la demee dama am point wari wala ma am point joni léegi am naa 500 000 dem ci banque bi nga xam moom moo agréé wari ak joni ñu ko jaay ma xaalis après jox ko xaalis mu jox ma ay chiffres yi existe ci sama machine léegi bi mu nekkee sama machine nag problème réseau am na gisatuma ko def transfert indil ma xaalis gisatuma ku jël wari donc xaalis boobu chiffre yooyu ñu ma jaayoon mu ngi resté ci sama machine mi ngi foofu bougetul léegi man damay dem ci yoon pour wari bi ma jaayoon xaalis nga delloo ko ay chiffre sama chiffre yi bougé dox wala mu delloo ma xaalis bi ma ko joxoon parce que chiffre la ma jaayoon problème yooyu nag ñi nga xam dañu jëndoon chiffre ñoo bëri dajaloo ñu évaluer ko muy ay milliards après ñu ni Kabirou Mbodj da nga ñuy fay fekk mu nekk ay problème bu fekkee Kabirou Mbodj amoon ak banque bi compte am nekkoon nga xam ne fa la ñu doon jënd xaalis bu fekkee compte boobu nekkul liquidité la fa bàyyi woon mais garantie la fa bàyyi woon ci wàllu compte ak ni muy mouvementé dootul am moom lu mu leen fayee banque ba itam ni ko man tam téye naa sama yëf parce que ñi jotoon a jënd xaalis